aleykum mbokki Thiès, asalaamualeykum kilifa yi fi teew, moo xam kilifa diine wala kilifa administrative. Tout d'abord ñi ngi sant yàlla di sant képp ki nga xamante ne bàyyi nga sa yiite bàyyi sa soxla ñëw teew ci bis bi di ci sant collaborateuru maire ñu ràññee ci l'adjoint au maire chargé des affaires domaniales de la ville de Thiès, monsieur Denoba Sall mi ko fi teewal. À travers moom ñu ngi nuyu tous les collaborateurs du maire de la ville, le chef de cabinet, le directeur de cabinet, ses collaborateurs, Oustaz Arona, Yaayu Daara, Madame Fatou Badiane, di nuyu tamit Imam Omar Dem, Grand Serigne de Thiès, Oustaz Dam Saho ak président Mass bu mouvement bi, ainsi que tous mes collaborateurs dans le cadre des amis du docteur Cheikh Kanté à Thiès, sans oublier nos amis de la presse. Depuis le 2 mars 2020 ba fi mbas mi duggsee ci Sénégal, le 14 son excellence le président Macky Sall jël ay dogal ñu teg ci benn fan wala ñaar, le maire de la ville de Thiès dajale waa Thiès autour d'un comité de veille pour ñu xeex mbas mi. Ndax comme nu mu koy waxee, li nga xamante ne bu fi jógewul nga jóge fi, donc ñun ñëpp dañoo war a ànd bokk ndey bokk baay ndax mu jóge fi. ñu war ci mën a citer quelques exemples ci taxawaay bi nga xamante ne am na ko depuis le mois de mars ba tey. ba ñu njëkkee def recensement wu RNI bi mu amoon yenn inégalité yu feeñoon, le maire de la ville ci boppam dox na ci ay tànk wax ci ak ñu mu war a waxal pour vraiment mu am équilibre social ci 3 communes yépp. ñu jóge foofu, le maire de la ville, je crois que moom mooy ki njëkk a séddale ay saaku ceeb ci kër daara yi. Le maire de la ville séddale na ay kits sanitaires, ay alcogel, ay saabu, ay eau de javel, maanaam les gestes barrières pour mën a moytandiku feebar bi. Le maire de la ville de Thiès, ba ñu waxee ni élèves yi war a def examen dañuy dooraat njàng mi, je crois que taxawaay bu mu ci taxaw aussi gis nañ ko te mu am solo te ñu rafetlu ko. Il a dégagé une enveloppe de 5 millions mu jox ko waa service d'hygiène pour le nettoyage des établissements privés et publics de la ville de Thiès. Yemul ci loolu, le maire de la ville a confectionné 28 000 masques yoo xamante ne da ko jox les élèves et le corps professoral également pour accompagner nos frères ou bien nos sœurs dans les établissements. Le maire de la ville barki démb la fi lancé 200 000 masques jagleel ko waa ville de Thiès te je crois que ñu ngi ci distribution yi ba tey. lu mu ci juglu mooy, puisque dañoo ne le port obligatoire du masque, donc na Thiessois bu nekk am maskam pour mu mën a moytandiku ko feebar bi. waaye li nga xamante ne tey jàpp nañu ne action bu noble la, action bi nga xamante ne tey
Sénégal teg nañ ci seen bët te ñu rafetlu ko te mu rëy torop si ñun mooy waañu daara muy initiative bu noble bu ñuy saluer ñun ñëpp. ci misaal le maire de la ville a compris que au début de la pandémie Thiès était assis sur une bombe et il fallait coûte que coûte désamorcer cette bombe te benn secteur bokk na ci tey boo leen confiné indi leen lépp lu ñu soxla fa ñu nekk. Je crois que loolu bokk na ci li mën a désamorcer la bombe dans le cadre de la propagation de cette maladie à Thiès muy les talibés parce que boo jëlee benn talibé bu génnee yelwaan ci marché bi bu jógee ci marché bi dem ci 20 kër bu jógee ci kër gi dem ci juróomi bureau je crois que loolu boo ko fàggandiwul jëloo ci ay matuwaay amoo ci yenn taxawaay yi mën naa doon luy lawal feebar bi ci Thiès te le maire de la ville vraiment am na ci taxawaay bu am solo waaye yemul foofu de dafa jëlaat 25000 max yoo xamante ne da koo joxaat plus de 15000 talibés parce que waañu daara yi depuis boobu ba tey le maire de la ville nourrit plus de 15000 talibés et c'est à saluer te loolu vraiment dama bëgg ngeen tàccu loolu. taxawaay boobu ku ko am di maire uuf ñëpp amul pouvoir amul opposition amul société civile moo ñëpp à ce qu'on fédère nos forces et nos compétences autour de l'essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est de lutter contre cette maladie. loolu yëpp boo ko boolee le ministre du PSE en l'occurrence le docteur Cheikh Kanté mu gis effort yi nga xamante ne tey le maire de la ville mu ngi koy consentir dans le cadre de la lutte de cette pandémie mu ne kii vraiment ku jara jaajëfe la ku jara encouragé la mu jox ko lu ñuy naan un diplôme d'honneur di ko wax ni Olof Njaay nee na waaw góor yeggaliwul liggéey waaye seddal na xol te lii day firndeel ni monsieur le maire waa Sénégal seen xol sedd na ci taxawaay bi nga am ci xeex bi fii ci Thiès le président de la République xolam sedd na ci vraiment xeex bi ngay xeex ci mbas mi pour mu jóge fi loolu mooy li nga xamante ne mooy taxawaay bi mooy liggéey bi nga xamante ne le maire de la ville Talla Sylla liggéey na ko dans le cadre du Covid-19 loolu le ministre Cheikh Kanté yabal ñu tey di jéggalu vraiment ci ñàkk teewam ndax agenda am bu chargé mu yabal ñu ñëw remettre en fait le diplôme d'honneur au maire de la ville pour wax ko ni gis nañu liggéey bi kontaan nañ ci trop li ma ta préciser mooy le combat demeure toujours mbas maa ngi fi donc xeex bi jeexul du ñu jox Talla un diplôme de satisfecit yaakaaruñu ne dina toog banque ay loxoom ne affaire bi jeex na xeex mbaa ngi fi dina gën a laxasaayu moom ak ñu mu àndal gën a wàccaat ci terrain bi comme ni mu ko defee woon pour que lii jóge fi ñu mun a ànd ak suñu jàmm ak suñu salaam. par ailleurs su fekkente ne dafa am ñoo xamante ne dañuy toog di xeex pour mbas mi jóge fi de l'autre côté am na ñoo xamante ne dañuy xalaat ci naka la Sénégal wala jógaatee ci wàllu économie war nañ ko wax mbas mi impacté na économie Sénégal maanaam daaneel na ko à l'image du docteur Cheikh Kanté qui a en charge le plan Sénégal émergent muy xalaat ci la relance économique du Sénégal mu génnee un magazine qui s'intitule Tam Tam de l'émergence, la métamorphose socio-économique du Sénégal avant et après le Covid-19. Et dans ce document, le docteur Cheikh Kanté s'interroge sur un secteur ou deux, si vous voulez, important et prioritaire dans le plan Sénégal émergent, qui est l'agriculture. Mooy mbay mi beneen bi mooy càmm ji mooy élevage bi jàpp nañu ne Sénégal am na suuf
Sénégal am na ndox, Sénégal main-d'œuvre baa ngi fi, donc war nañu mën a atteindre autosuffisance alimentaire d'ici 2023 te loolu war na mën a nekk te jàngat yi ñu ngi ko jëlee ci vraiment conséquences économiques yi nga xamante ne tey feebar bi jural nañu ko fii suñu réew. Donc cet exemplaire indi nañ ko Thiès mais bëgguñu ko jox kenn te jaaruñu ci le maire de la ville qui est le premier magistrat de la ville de Thiès, en l'occurrence monsieur Talla Sylla. Donc tey aussi dañ ko war a jox livre bi moom it mu jàng ko xam lan la ñu namm ci ëllëgu Sénégal ci wàllu koom-koom loolu lu am solo la parce que bu ñu fi paree nous aurons à faire également le tour des autorités religieuses, politiques et administratives également pour la remise de ce document. Donc loolu mooy li nga xamante ne moo ñuy indi tey moo ñu fi dajale di gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment ci teewaay bi wax naa ko ci samay njëlbeen wax am na ñu ma lim xëy na am na ñeneen ñi nga xamante ne dinañ ne limuma leen mais ñu ngi ciy jéggalu grand sëriñ gis naa sa taxawaay imam gis naa sa taxawaay ustaas ak bàjjenu gox yaay daara yépp monsieur le représentant du maire Dieynaba Sall je vous remercie de votre présence yow tamit boobu affaire bi buñ ko waxee ba tey yaa ngi ci doon liggéey ak ñun pour que mu mën a am aujourd'hui pour la remise de ce diplôme et de ce magazine Tam Tam. Le service de la communication du maire de la ville de Thiès également par le biais de Pa Latir aussi ñu ngi koy gërëm mais je ne peux ne pas citer Moustapha Mbaye aussi. C'est un jeune à encourager, un jeune très dynamique et engagé pour la cause de la ville de Thiès, pour la cause du maire de la ville Talla Sylla. Donc lui également jàpp na ci, il n'a ménagé aucun effort pour la réussite vraiment de cette cérémonie. Le MC Papis Diallo, tu es mon frère, donc vraiment gàcce ngalaama su ma fàttee wala ma juum ngeen xam ne nit dong laa dama am mate di moo tax mais vraiment je suis très ému et très content aujourd'hui. Merci Papis ñi ngi nuy ñëpp ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi nga xam ni ak kilifa aada yi nga xam ni ñoo teew ci saal bi muy saal boo xam ni nag rëyul lool waaye moo ëpp solo ci Thiès ndax nag fi la ñuy délibérer li ñuy doxale dëkk bi muy budget wu Thiès fi la ñu koy voté ñi nga xam ni ñoom la waa Thiès wóolu dénk leen pour ñu doxalal leen muy conseil de ville de Thiès bu ñuy daje pour di wax ci turu waa Thiès pour di dogal ci turu waa Thiès ci saal bii lañu koy defe muy saal boo xam ne nag bu ñu waxantee dëgg lu nekk xew na fi cérémonie bu nekk am na fi ndaje bu ne am na fi ci wàll yépp lay wax nag ndax bu weesoo li fi conseil de ville de Thiès di daje yàlla moo def ni cérémonie religieuse yu bari fi lay xewe ci ñi nga xam ni ay jullit lañu ak ci ñi nga xam ni ay catholique lañu ba sax ñi nga xam ni ci leneen la ñuy yëngu comme nag mairie bi ñëpp ñoo ko bokk te dëkk bi ñëpp ñoo ko bokk ñoom it fi la ñuy daje association yi ëpp solo ci dëkk bi fi la ñuy daje yàlla def na sax ba au niveau national kuréel yu bari bu ñuy def seeni ndaje yi ëpp solo dañuy génn Dakar ñëw defa si ko ci salle bi bon cérémonie bu toll ni mënuñu ko woon defe feneen
fudul ci salle bii nga xam ni mooy symboliser Thiès mooy màndargaal Thiès ci li mu am ak ci li mu représenté. ñi ngi nuyu bu baax imam Omar Deme mi nga xam ni nag man sama kilifa la waaye sama sëriñ la ndax nag sama waajur bu góor ak sama turandoo ak seen waa kër waajuram bu góor moo doon seen sëriñ donc man sama kilifa la bu baax a baax di nuyu kilifa yi mu àndal yépp ñëw fi di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax di nuyu grand sëriñ de Thiès ndax nag suñu fierté la ñun ñooy deuxième ville du Sénégal bu Dakar amee nag grand sëriñam ñu nit ñu waa Dakar di ndamoo seen bos ñu nit nag ñuy ndamoo ak di tiitaroo suñu bos ndaje mu ñu dem fekk ko fa ñu jox ko cëru grand sëriñ de Thiès ba mat sëkk di nuyu bu baax sëriñu daara yépp yi nga xam ni ñoo fi teew Oustaz Arouna bi muy lim xam naa dafa ma fàttee limaale rek en tant que représentant du maire waaye man ak moom relation yu bu yàgg la ndax am na loo xam ni sax ci wàllam da koy nëbb lu bari waaye nekkoon na conseil municipal moom mi ci mairie bu Thiès Est liggéey fa liggéey bu am solo mu nekk aussi koo xam ni ci dëkk bi jox nañ ko cër ndax lu ñuy yëngu ci luy doxal dëkk bi di ko jëmale kanam ci wàllu wu mu mënti nekk nag à part li muy yëngu ci wàllu diine leneen lu ñuy yëngu ci dëkk bi rek ci luy développer Thiès ak di ko taxawal moom ci kanam lay taxaw moo tax fu ñu ko fekk rek ñu cërale ko loolu kontaan loolu ci moom moom it mu jox ñu cër bu baax a baax a baax ñu ko ciy gërëm bu baax ndax nag ñun autorité politique yi ñoom autorité religieuse yi ñooy seeni chef ndax début mandat ak fin wu mandat dafa jege li ci ëpp sax juróomi at lay doon te li ci ëpp sax ñiy dem ak ñi nekkoon ci conseil bi wala ñi ñu fal ak 80 ou 90% du ñu ñëwaat te sëriñ si moom dañuy toog rek amul renouvellement wu mandat ci sëriñ donc ñu leen di jox bu baax cër boobu di gërëm bu baax Adja Aram Seck déedéet dama lay kii rek cër bi moom vraiment jox nga ñu ko bu baax a baax a baax di nuyu bu baax aussi sëriñu daara yi nga xam ni ñoom nga àndal ñëw fi di leen gërëm aussi ci taxawaay bi ñu am ci wetu maire di nuyu Adja Aram bu baax Adja Aram Seck ndax moom nag suñu yaay la suñu kilifa la mu am depuis Covid-19 bi mu commencé taxawaay bu am solo ci côté maire ba pour wan ko ni waa Thiès kontaan nañu ci taxawaayam moom ak ñi muy àndal ci liggéey bi ak bàjjanu gox yi maire jël ko def ko conseiller spécial mu toog ci wetam pour que bu ñu génnee ci xeex bi ñuy xeex mu continuer na mu ko daan defee di liggéeyal waa Thiès mais de façon officielle ndax loolu aussi am na ci solo lool di nuyu bu baax le chef de cabinet du maire Assane Gadiaga nga xam ni nag ci xeex mbas mi moom travail de coordination bi ci loxoom lañu ko tegoon ci li ci ëpp à 90% mu liggéey ko liggéey bu am solo ba tax fu ñu dajeek nit ñi rek bien que ci ndigalu maire la koy defee ci ndigalu conseil de ville la koy defee fu ñu dajeek ay mbokkam ay am di jàmmam ak waa Thiès ñu gërëm ko bu baax a baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci wetu maire di nuyu le conseil spécial du maire Doudou Yoro Diop moom it mu am taxawaay bu am solo ci côté maire di remercier aussi le service de communication de la ville de Thiès ci seen taxawaay ndax au-delà de la cérémonie bi nga xam dañ koy organiser tey ñun nag ville de Thiès à un moment donné ci wàllu communication
amoon nañ ci ay retard ak ay failles mais ñii nekk fii bien que ñi ci ëpp ci ñoom ils sont très jeunes mais tey jii ci wàllu communication nag am nañu taxawaay bu am solo ndax taxawaay bi jiitu moom ci communication mooy presse bi nekk Thiès ñi nga xam ni dañuy liggéeyal maire de la ville de Thiès ci wàllu communication juboo ak ñoom déggoo ak ñoom di saafonte ak ñoom ndax loolu la leen maire sant te bi ñu commencé ba léegi ñi ngi ci cérémonie bi aussi dafa am particularité moo tax tey au-delà des agents de la ville de Thiès au-delà des élus au-delà du cabinet du maire Nguri maa ngi lay nuyu bu baax ci sa teewaay au-delà du cabinet du maire ay xaritu Talla Sylla ay àndandoom ay doomu ndeyam ñoom it ñu bàyyi li ñuy def lépp ñëw teew ci ndaje mi nga xam ni moo am monsieur le maire Pape Amadou Sall de moom ci kanam la waroon a tooge dafa kii rek tooge na la ci ginnaaw ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di jël nuyoowu maire de la ville de Thiès bi muy nuyu le docteur le ministre Cheikh Kanté di ko teg ci loxo Dieudonné Manga mi nga xam ni mooy coordonné fii ci Thiès les amis de Cheikh Kanté bi Cheikh Kanté jógee port moom Dieudonné mi dafa ñëw sama bureau ñu toog waxtaan ma ni ko waaw Dieudonné Cheikh Kanté day jóge na port yow ci lan nga nekk léegi ndax nag Cheikh Kanté nag moo ko defal teraanga boo xam ne bi mu ko defalee ñun la ko defaaleel ndax kii suñu rakk la jël ko yóbbu ko port wutal ko xëy mu baax mu fay xëy di suturlu am lu muy yóbbu ci njabootam ma ne ko waa ci lan nga nekk nag léegi waa ji de wàcc na dafa am ci beneen responsable politique booy dem pour dem jàppale ji ko mu ne ma jamais man ñi ma bokkal kenn du ci wor damay continuer di ko accompagner bu demoon ba nekkatul dara it ma continuer di ànd ak moom ma ne ko loolu laa doon xaar ci yow donc bettooñ loolu dafa am solo te ci loolu la nekk ba léegi loolu mu nekkoon moo tax tey le ministre Cheikh Kanté di jox distinction maire de la ville de Thiès Talla Sylla ne ko kenn doyuma ci kudul yow pour ma teg ko ci sa loxo nga yóbbu ko jébbalal ma ko fidélité am ci wetam ak loyauté moo tax Cheikh Kanté def loolu teg ko ci loxoom mu nekk aussi un jeune boo xam ni ci Thiès kenn yabu ko kenn amul lu mu ko waxal ci lu ñaaw du ko waxe du ko jëfe du wax bu dépassé te yar nañ ko de telle sorte que suñu waxantee dëgg li xew ci dëkk bi léegi ci lu bari ci wàllu jeunes yi def politique nga xam ni léegi li ci ëpp wax ju bon wax ju ñaaw ay fu mu gën a ñaawe ñu tibbe ko xawi sutura ay nit ak ay mag ak toroxal ay kilifa ñu ci ëpp moom la ñuy def mais moom mii Dieudonné Manga defu ko moom ak nag yeneen jeunes yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi te ñu naw leen ci bu baax a baax loolu ñu ngi ko ciy félicité bu baax di remercier le ministre Cheikh Kanté ci distinction bii nga xam ni defal na ko le maire de la ville de Thiès ndax nag bi Covid-19 bi commencé ba léegi ak taxawaay bi ci maire Talla Sylla am tax na ñu bari nag ñenn ñi pour wan ko ni kontaan nañu ci moom ñu jël seen alal def ko ci ñenn ñi dem jënd ceeb bu bari indi def ci ñenn ñi jënd dëwlin indi def ci ñenn ñi jënd ndugg indi def ci ñenn ñi jënd lu ne loo xam ne rek jàpp nañ ni mën nañ ko jàppalee ci xeex bi nga xam ne mi ngi koy xeex Covid-19 bi ñu indi def ko ci loolu ay remerciement la distinction la ndax nag distinction dafa bëri façon boo xam ni moom nga koy defalee nit ñu dem ba benn moment fédération nationale des sëriñu daara ñoom ci seen bopp bind lettre yónnee ko Talla Sylla wane ni
kontaan nañu ci taxawaay bi mu am ci wetu sëriñu daara yi ak daara yi te loolu nag fédération nationale bi bu ñu ko defee ñoom oustaz Arona mii ñoo wane yoon wi ndax ñoom ñoo dajale sëriñu daara cosaan yépp yi nekk Thiès indi leen fii ci salle bi ñu gisee ak le maire de la ville Talla Sylla wax ko ni kontaan nañu ci taxawaay bi mu am ci diine ji ci sëriñu daara yi ci ndongoy daara yi ci daara yi de façon générale fédération bi feelu leen bind lettre de félicitation envoyé ko maire de la ville Talla Sylla ñu toogaat tuuti le khalife général des Mourides envoyé fi délégation ñu ñëw indi lettre de félicitation jox ko le maire de la ville mu doon loo xam ni nag ku nekk nag bëgg nga nekk ci waar ngay murit ngay tiijaan ngay catholique xalif général des mourides fekk la fa ni la waaw góor kontaan naa ci yow même ñi nga xam ni sax critiquer kese lañ fi nekke du ñu gis lu baax lu nit di def bu ñu sañoon nag am loolu Talla Sylla am ci xalif général des mourides te nag defal nañ ñu ko ñu toog tuuti président de la république Macky Sall pour wan ni maire de la ville Talla Sylla li ngay def d'accord naa ci kontaan naa ci mu woo ko téléphone félicité ko remercier ko ci taxawaayam ba pare jël ci alalam def ci wane ni d'accord na ci initiative bi nga xam ni le maire de la ville jël na ko di ko def mu def ko benn yoon defaat ko sax nag jàppaat ci li nga xam ni moom la ñuy def moo tax su fekkee fédération nationale des sëriñu daara du Sénégal dañ la féliciter les sëriñu daara de Thiès def une très forte délégation féliciter la le khalife général des Mourides féliciter la le khalife général des Tidianes féliciter la génne sax communiqué ne état bi na jóg jàppale daara yi moo khalife général des Mourides ñu defandoo ko le président de la République féliciter la yónnee la ndimbal dafa doy ci wane ni yaa ngi ci yoon wu baax ñeneen ñi nga xam ni yépp initiative boobu nga nekk dañ la ciy critiquer à 95% ay politiciens lañu yoo xam ni place bi nga toog la ñu bëgg nga jóg ñu toog fa moo tax ñu koy def ndax nag fii loolu rek moo fi am ndax nag ci gone yi ñiy jóg di def ay critique ku ci ne dafa am ci responsable politique bu nekk fii ci dëkk bi boo xam ci ginnaawam nga ne jigéen ñi koy def noonu mag ñi koy def noonu mais terewul le maire de la ville moom nekk ci li mu nekk rek léegi ñu yegg ci 100 jours yoo xam ne ñi ngi koy def opération waañu daara ñépp ni woon du def une semaine ñu dem ba benn moment ñu ni balaa weer mu toqi ñu dem ba beneen moment ñu ni weer bi romb na waaye bu ci tegee ñaari fan toqi nous sommes à presque 100 jours de l'opération waañu daara te nag Talla mën nga koo critiquer mën nga koo contre mën nga bañ a bokk ak moom ay idée mais da ngay nangu ni nag visionnaire la nag loolu moom da nga koy nangu ndax Sénégal moom lu mu fi mës a wax rek am na lu mu mës a wax fii ci Sénégal am na moo njëkk a dajale ay jeunes jiite leen ñuy xeex pour jële fi nguuru Abdou Diouf mu jaral ko lu ne ba jële ko fi
mu jógaat bi mu jàppee ni président Abdoulaye Wade nekkul ci yoon wu baax bi man nag boobu Abdoulaye Wade laa àndaloon nag dama koy wax nag ndax Abdoulaye Wade bi muy wàcc 2012 nag bu ma sañoon du wàcc ndax nag moom la boobu d'accord moom sax ak Talla Sylla li mu doon wax mu ni président Wade mii Sénégal yëpp dañoo war a jóg pour mu jóge fi taxawal Bennoo Siggil Sénégal Bennoo Siggil Sénégal boobu moo tax tey Macky Sall nekk président de la République ci premier mandat am ndax ci moom la jóge woon lu mu wax fii ci Sénégal rek mën nga koo critiquer mais bu yàggee da ngay dem ba gis ni la mu waxoon moo am bi ñu nekkee ci affaire Covid-19 bii ñu dem war a tijji école yi moo njëkk a jóg def déclaration ne dafa teel ñëpp jóg attaqué ko ne dafa war a noppi ñëpp d'accord ci décision bi ñu demee ba ca fin ba état bi ci boppam dellu ginnaaw ni dafa teel te malgré que waxoon ne dafa teel terewuloon mu jël 25000 masques yóbbu ko ci école yi jëlaat 23000 masques yóbbu ko ci daara yi mais terewul mu waxoon leen ni dafa teel te la mu ci waxoon nag am na mu waxoon leen ni leen autorisation yi ñuy joxe suñu ko arrêté wul cas communautaire yi dañuy yokk arrêté wuñ ko ba cas communautaire yi yokk état bi jël décision ni arrêté nañu autorisation wu dëkk ak dëkk yi léegi dañ ko jox ministère de l'intérieur ci diggante bi daal li mu fi wax lépp moom am na donc nag loolu dañ ko koy gërëme donc tey le ministre Cheikh Kanté bu le maire de la ville Talla Sylla amee taxawaay bi mu am ci xeexu mbas mi te li ci ëpp jëdoone manga mii waxal ma ko ba tax tey mu jël distinction bu toll nii jox ko ko pour encourager ko ko ndax nag du pour wan ko ni li mu war a liggéey lépp liggéey na ko pour encourager ko mu bañ a taxaw continuer ay effort am moo tax donc au nom du maire de la ville de Thiès ñun aussi ñi ngi remercier le ministre Cheikh Kanté bi nga xam ni nag yàgg na taxawu ville de Thiès te waxu ko ci kaw ndax nag maire de la ville am na fi ay partenaires yu fi waroon a indi un conteneur bu ñu doon may matériel hôpitaux yeeg ñoom seen mu am ay blocage ñu téye conteneur ba port man mii le maire de la ville yónni Talla Sylla yónni woon ci Cheikh Kanté boobu moo yor port ma dem dans son bureau ne ko maire de dafa bëgg nga taxawu ko ba conteneur bi génn mu ni ma na mel ni sotti na ñu teg ci ay fan li ci war lépp moom ci boppam moo jël ci poche am fay ko pour que conteneur boobu génn ñëw fii Thiès waa Thiès jëriñoo ko donc kooku yàgg naa jàppale dëkk suñu waxante dëgg di ko remercier bu baax ñun nag maire Talla Sylla moo taxaw ci kanam ñu àndandoog moom di liggéey bi ndax nag leen rek moo tax ñu ànd ak moom daf ñoo wóor ni ci Sénégal moom ci maire yi moo ci gën a jub loolu moom wóor nañu daf ñoo wóor ni ci homme politique yi nekk Sénégal moo ci gën a jub xam nga man yàlla moo ma defal Talla Sylla ci maire bii la ñu xamante man ma bokk ci beneen liste ñëw nekk conseil municipal moom mu bokk ci beneen liste ñëw falu ba nekk maire la mu daan wax naan suuf sama bàmmeel rek soxlawuma alalu askan wi duma ko laal duma ko jege ak yére yi may sol sax yi ci ëpp dañ ma koy abal ak yu demee noonu bu ko daan wax man ci sama bopp mi ko xamuloon dama daan toog naan Talla mii day wax rek lii muy wax dara amu ci ñu ñëw ci mairie bi ma gis ko ci doxalinam ñu toog premier tabaski bi ñu fi def nga xam ni boobu ñi ngi doon def social ñu jox ñépp année boobu Talla Sylla reyul xaru tabaski ndax ñi mu war a jàppale ñépp jàppale na leen ba jënd xaram nit ñëw taxaw buntu këram ne ko ah man de amaguma lu ma tabaskee mu yeewi xar mi jox ko dem toog ma fekke
donc kooku tey bu ay fonctionnaire toogee seeni biir bureau xamuñu dara li xew ci Sénégal xamuñu dëkk bi nu muy doxe toog seeni biir bureau yor seeni këyit di bind di ko bind ci ay këyit naan dañ koo épinglé ci rapport damay wax ni ñooñu yëfi caaxaan lañu ne waaye nekkuñu ci wetu askan wi ñun waa Thiès chaque 6 mois Talla Sylla dajale waa Thiès yëpp fii ne ku am question booy posé ci sama doxalin ci sama gestion ci loo ci d'accordul waxal ku am loo may tuumaal waxal ku am loo ma gis ma jalgati ko walla ma randal ko ci alalu askan bi askanu Thiès waxal depuis 6 ans mi ngi koy def nit mësul taxaw moom ni ko yaa sàcc suufu Thiès bi carburant mairie bi yaa ko détourné marché yi nga xam dañ ko joxe ci mairie bi yaa dem di ci laaj ay nit ay xaalis alal ji ñuy joxe pour tabaski yow yaa ko jël dugal ko ci say poche jox ko say mbokk terrain yi ñu joxe ci dëkk bi yaa ko jël yamal jox ko say mbokk ñu téye yaa ko jël dem jaayi ko kenn mënu ko taqal kenn mënul tilimal deram ñi koy def dañuy nax seen bopp di sonal seen bopp te man nag bii mooy sama 2e mandat ci Thiès scandale yàgg naa am ci mairie bi plafond bii ngeen toog nii nga xam ni mi ngi nii def ay kërë nga xam ni defaraat bi jarul sax 2 millions bi ñu koy defaree 14 millions sama kanam la avenue Camp bi ñuy déclaré ni dañ faa jiw ay garabu xay ak ay laurier te def nañ fa 14 millions te nit ñi bi ñu demee fekkuñu fa benn garab ñu ji ko fa sama kanam la bi mairie bi di am boru presque 2 milliards ba mënatuñoo dem fenn am ay 360 et quelques emplois fictifs sama kanam la man te li may wax nii yépp Talla Sylla moo ko fi dindi nag te bu dul woon moom loolu du am ci mairie kenn mënu koo tere ñu jub tabaski mu jàppale waa Thiès bu ñu doon def 1000 rapports IGE di ko ci bind du tere bu tabaski jotee fu mu mën a jaar pour jàppale waa Thiès dina leen jàppale fu mu mën a jaar pour jàppale étudiants yi dina leen jàppale ndax nag ñooñu di ko bind ci ay rapport kenn ci ñoom mësul may nit xaru tabaski kenn ci ñoom mësul génn 1000 francs jàppale ko nit seen bureau seen kër seen jabar seen ñaari doom walla benn doom ci loolu la ñu nekk moom Talla nekkul ci loolu bon nag du pour justifier wu waaye ñun ñoo gën a jub njiit ci Sénégal kooku moom dañ koy wax mu leer pour que ñëpp xam kenn du ñu jiiñ détournement de deniers publics ñun kenn li ñuy wax sax dañu ne détournement d'objectif waxuñu benn yoon détournement de deniers publics bi code général des collectivités locales bu bees bi ñëwee xanaa dañu naan seen préfet bi fi nekkoon période boobu moo njëkk a juum moom mi nga xam ne ci biir code bi dañ ci wax ne fu ville ne commune ya amatuñu compétence ci wàllu suuf ville moo ko yor moom mu jëloon suuf si yépp joxoon ko communes yi ba ñu rectifier waat loolu delloowaat ko mairie de ville donc bu ñuy wax ku juum ci interprétation code général des collectivités locales nañu ko wax ci seen biir ñoom waaye duñu ko jiiñ suñu maire ñun parce que suñu maire nag code général des collectivités locales da koo naan nag ba nekk ci professeur léegi bon daal élection nag mooy waaj a ñëw mu am des adversaires tapis dans l'ombre nga xam waa Thiès kenn faalewu leen ñuy yàq ñu bëgg a yàq deru Talla Sylla parce que dañoo bëgg a falu maire yàlla moo koy joxe te ki ko war a doon na ko ba pare nañu muñ ñu toog xaar
ba politique jot ñu politique mais fi mu toll ni ñun ci li ñu ne ñun ak suñu maire mooy fexe ba cas communautaire yi wàññeeku fexe ba ñuy dee ci mbas mi wàññeeku fexe ba contamination bi wàññeeku fexe ba sëriñu daara yi am lu ñuy dundale ndongo daara yi fexe ba bàjjanu gox yi mën a siggi ak yaayu daara yi ndax ñoom nag subaak ngoon ci xale yi lañu nekk ci loolu lañu ne nekkuñu ci leneen ñu ngi leen